suñu mbokk sénégalais yi ñoo ngi leen di nuyu comme ni ñu leen ko waxee saa su nekk rek bépp mbir bu am rek dinañ leen ko toppal wàcc ci terrain bi dem defi ci suñu investigation ba léegi ci mbirum Samba Sarr lañ nekk ñoo ngi toog ak taawam bu jigéen mu tudd Fatoumata Sarr ñu war a seq ak moom waxtaan. Fatoumata Sarr ñoo ngi lay jaale sa décès papa yàlla na ko yàlla yërëm maa ngi la koy jaale ci turu Sen TV ci sama tur man Mouhamed Wagué ñu bàyyi la nga présenté wu ak suñu internautes yi ak suñu téléspectateurs yi. asalaamaaleykum waa Sen TV salaamaaleykum waa Sénégal. salaamaaleykum waa àddina. ñu ngi nangu njaal bi di leen remercier aussi ci taxawul boobu ba tey. man la Fatoumata Sarr. di taaw ci Samba Amadou Sarr. est-ce que mën nga ñëwaat tuuti rapport yi nekkoon sa diggante ak sa papa. Je peux dire que pour wax ci rapport yi ma amoon ak sama papa lu jafe lay doon parce que man il était ma plus grande faiblesse moom it xam naa ni fi ma tegoon sori na lool parce que sama papa dund na ba génn àddina li ñu joxante loxo dañ koy lim bu ma te li koy indi daf may fekk ci mbooloo nuyu ñëpp nuyuwaale ma te automatiquement da ngay gis regard bi ñuy joxante tellement que c'était fort tegante woon nañ foo xamante ni suñu yaram sax daawuñu nangu muy laale ba ci nuyoo bi gën a simple mu nekkoon sama lépp mu nekkoon sama lépp daal maag moom rapport yu extra lañ amoon suñu communication téléphone bu yàggee ba yàgg du durer 3 minutes. kañ nga mujjee gis ak sa papa. sama papa gëj nañoo gisee mais lendemain tabaski la ñu mujjee wax téléphone. sama papa gëj nañoo gisante bi ñu ne. xanaa nekkoo Dakar fii ci kër gi. nekkuma Dakar damay sëy aussi tabaski bi dama demoon feneen julli gi kii. maag sama papa ñu ngi mujjee waxante lendemain tabaski. waa ci wax bu gàtt tamit. ma nuyu ko am lu ñu jokkoo mu ne ma merci beaucoup ñaanal naa la lii lañ mujjee wax. Semaine bi nag sama borom kër topp na ma chaque jour wool Samba ma ne ko duma ko woo toute la semaine je l'ai pas appelé. toute la semaine de son décès je l'ai pas appelé ndaxte li ma doon yëg semaine boobu man xam naa ko. pour def benn parenthèse bu ndaw mardi ci guddi dama tëdd fekkuma Dakar ma janeer deewam il faisait 3 heures entre 3 heures 4 heures du matin mënatuma téye sama bopp ma jooy ba vers 3 heures et demie 4 heures ma ne pour ma changer les idées xaaral ma dem sur Facebook peut-être dinaa gis vidéo wala dara boo xamante ni nii mën na tax ma fàtte waxu dee bi ma ubbee tak application bi ma tombeek waa sama suuf ma yokk sama armère di def publication j'ai voulu partager en description ma bindoon que passer presque une nuit blanche à penser à la mort d'un proche pare yem ci lii nous montre que xeex bi ñun ñëpp war nañ cee impliqué wu. bi ma demee bay publier j'ai vu son commentaire. sama papa j'ai vu son commentaire en bas. lan la commenté. dafa commentaire que loolu urgence la te mbébétu Pikine gépp la. ma dem bay partage. loolu mardi ci guddi la. mardi veille guddi wu mercredi c'est-à-dire mardi vers 4 heures. mercredi mardi bi mu yëndoo ci guddi ñu war a dem ci mercredi. vers 4 heures 5 heures du matin. ma xam avant décembre 3 jours. avant décembre ma xam ne lii su ma ko partagé ak ni mu ma xamee dina xam ni jaaxle naa. ma effacé. j'ai effacé la publication ma tëdd. guddi gi yëpp may méditer nag ci man ak moom jour ma waree am soxla rek. woo ko téléphone parce que sama papa dañuy waxtaan ci lu lépp. hormis l'homme de sport qu'il était. hormis l'homme social qu'il était. hormis le Samba que tout le monde connaît. c'était un ingénieur. ñuy waxtaan ci lépp situation lu mu critique man dama jàpp ni sama papa kese ci man dara. man lu ma jaaxal ci moom laa ciy waxal te jarul ñuy wax 5 minutes pour ma am solution. ñu amoon ay rapports yu fort. décès bi noo ko yëgee. décès bi samedi mi ngi ma fekk Mbour ñu añ ba pare añ bi mënuma koo lekk
après ma ber sama plat dugg ci waañ bi ñu maa ngi añ vers 16h ma ber sama plat dugg ci waañ bi mënuma aussi lekk kii bi sama borom kër fekk ma fa lan la ma ne ko dara kan moo la tooñ il a insisté ma ne ko dara mu ne ma après solul ñu dem à la plage di doxantu automatiquement sama benn xarit woo ma ne ma c'était boobu fekk 18h mi ngi doog a jot ay 18h 18h10 je sais plus sama benn xarit woo ma ne ma ana Amir ma ni ko mi ngi fi mu ne ma est-ce que doo ma jox numéro man j'ai pas posé de question ma jox ko numéro parce que xam naa ne tamit lu ci mën di am dinaa ko xam. fekk moom déplacé wu na pour wutal ma lu ma naan. bi muy dox di ñëw maa ngi koy séen mais bi mu ñëwee ba tiim ma mi ngi naan waaw loxo bi mi ngi tremblé chemise bi mi ngi mel ni Lacoste bi mu soloon mi ngi tremblé ba doo comprendre quoi. après j'ai compris ma ne ko lan moo xew waaw ma ne ko lan moo xew mu ne il faut ñu dem Pikine ma ne ko wax ma du jàmm mu ne ma du jàmm ma ne ko mais dis-moi mu ne ma Samba la dafa xaw a feebar ma ne ko dafa dee mu ne ma waaw ma ne ko nañ dem. foofu lan nga yëg. instant boobu dama xam ni jour bi ma gënoon ragal sama àdduna egsi na. dama xam ni jour bu instant dama yëg ni jour bu ma gënoon a redouté ci sama dund egsi na. mooy instant boobu. mooy instant boobu sama équilibre ba xam ne dem na là je peux paraître très forte ci bëtu nit ñi mais man lu tax man du ma permettre sama bopp yu bëri chaque fois je me dis que diw mooy sama papa donc du lu may ndamoo du xaalis. C'est pas l'aspect pécuniaire ni rien mais nitu valeur je me dis que toujours que musuma jaaxle daal musuma tiit sama àdduna ma xam ne jour bi ma gën a redouté sama àdduna egsi na xaw ma nan la xaw ma fan la. et aussi ma amoon mélange yu ñaari sentiment dëgg la saalit naa bi ma ko yëgee parce que bëgguma woon lu dul jël géej gi parce que aw moon leneen lu fa nekk quoi. mais ma xalaat tamit sama papa musul bëgg ci àddunaam ñu faible musul bëgg ñu flancher ak lu mën a xew mu metti ma boobu man xaw ma sax situation yi nu mu demee et tout ma jël ko ngëm ma xam ne tey jii maag sama raq gis na rapport bu ñu am sama papa musul nangu sax man awma kenn ku ma bokkal ndey ak baay biologiquement mais sama raq yépp dama jàpp ni ñoo bokk ndey ak baay ndax sama papa loolu la def ci ñun te ku nekk ak façon bu mu la bëggee boo gàttee xel danga naan yow dongu la bëgg parce que xolam moo mel noonu ma xam ne musul bëgg ñu jooy musul bëgg ñu am lu ñu metti mu nekk muñkat ma ne noonu peut-être tam bu ma defee nii sama raqee tamit xaw ma nu ñu war a def ma ñëw ak sama ngor xam ne tamit bu ma waree jooy wala bu ma waree faible sax plus tard lay doon du nekk nii jóge Mbour on a fait très vite ñëw Dakar ñu ngi fi toog gérer calmer xale yi nekk ci situation yooyu une cousine m'a appelé wan ma vidéo wu kii bi vidéo wu amoon complexe ba ma gis Samba bi may gis muy débattre ci vidéo même pas 30 minutes après ñu ne la dee na non loolu sa mënutoon a ne lu nekk nag ñu ngi ko ciy dégg Samba comme tout tel comme lu mel naka que dafa feebara ma ko rey Samba comme ñëpp am na feebar bu muy sooxaale il était diabétique il était hypertendu il se reposait pas loolu yëpp ñun xam nañ ko mais loolu du tay la ko def Samba dundee man bi ma juddoo ci loolu laa ko fekk je peux dire man mii di doomam nekk xale sama biberon wak ku ma gis dama naan non sa nelawee nga fi sa papa fii la doon teg ak sa biberon ñoo doon ànd fu ne man ci otoom laa doon nelaw fu mu dem bàyyi damay dajeeg nit enfant ma te yaa toll nii non yow sa papa boo doon dem stade wala dara fii la lay bàyyi ak sa biberon mu xam ni carrément du nekk nit koo xamante ni mës na noppalu ci laay fam
affaire bi jaaxal ma man leen ma laajte Samba kan moo ko indi ñun dañ ñoo woo rek nañu def na malaise dee na man ko fu mu defee malaise ñi naan complexe ba la defee malaise ñi naan Dominique la defee malaise. amoon benn réponse ci dara. laa ma xam ni ñuy wax que dañ koy rob mun nañ ko denc Fuuta ma xam ne bu ñu ko waree denc gi Fuuta tamit te comme que 18h la gaañu bu ñu xëyee fajar koor bi day dem parce que chez nous ça se passe comme ça. ma dem police bu Pikine ma présenté wu wax leen que expliquer leen problème bi nu mu demee quoi ñu ne ma non affaire de famille ma ne ko non du affaire de famille c'est pas ma famille qui pose problème mais juste que ban procédure légale la ñu war a topp pour ñu mën a autopsier corps avant ñu denc ko ndax famille am na droit déposer demande de non inhumation. ñu ne ma mais ñi koy def wàcc nañ tu peux le faire mën nga ko bind ak sa loxo. c'est ce que j'ai fait ma ñëw jox leen ko ñu delloo ma ko ne ma mënuñu koo accepter affaire de civil la aller le gérer ma génnaat dugaat ñu waxaat ma la même chose sutura yàlla. waaw ak waaw ñuy gërëm aussi ñoo xamante ne mënuñu leen a citer. ñu gërëm ñoo xamante ne mënuñu leen a citer en moins de 100 000 jotaal benn appel ñu ne ñu toog leen dugaat leen ngeen delloo kii bi. koo àndaloon. koo àndaloon. sama borom kër laa àndaloon. ok te waaw après sama rakku papa bi Souley Sarr. ci la ma rejoindre. sama borom kër laa àndaloon après sama rakku papa Souley Sarr ci laa ko woo. expliquer ko ne ko je suis allé vite. parce que tamit ak paa yi nekkul loo xamante ne da nga leen koy mën a expliquer noonu. maa ngi police Pikine fekkee mën nga ma faa rejoindre. léegi bi ngeen recevoir appel boobu. après commissaire ñëw ne ma am nañ kii bi ñu ngi dem jël am nañ autorisation pour dem jëli corps bi. corps bi fu mu nekkoon. mi ngi woon ci morgue Koñu Lobaat bi. ok. ñu dem jëli corps bi ñu yabal ñu CTO ak Dantec guddi gi ñu njëkkee CTO amuñu place njëkkee Dantec amuñu place. pour fuñ ko denc quoi te autopsie bi mënuñu ko woon def lu dul lundi. ñun loolu lañ ñu wax. il faut ñu yóbbuwaat corps bi ba lundi. après au retour commissaire bu Pikine wax que nañu ñëw 9h nañu ñëw le lendemain 10h dinañu régler place pour ñu mën a def kii bi. autopsie bi ñu mën a def autopsie bi. 10h ñu dem sutura yàlla ak waaw autorités yi ci jàpp ñu def autopsie bi le dimanche. waaw. ñu sant aussi mu nekk ñu def ko dans les ci délai yi gën. ci diir bu yàgg résultat yi génn. ma amaat ci tamit beneen soulagement ndax bu fekkoon sama papa malaise a ko rey wala décès naturel la dee ñun ñu porté wu garant autopsier ko gis ni yàlla rek a ko yóbbu doon naa am naqaru àdduna nag doon naa am naqaru àdduna. mais ma amaat beneen soulagement buy wane ni xam nañ ni Samba li ko yóbbu ci tension vive la jóge mais une chose est sûre ay responsable am nañ ci man je me dis que li ma waroon def naa ko topp naa ko ba xam naa carrément sama papa li ko yóbbu décès wam c'est suite à une tension vive bu amoon une tension émotionnelle vive. ok. loolu mooy conclusion autopsie bi. loolu mooy conclusion autopsie bi. loolu mooy conclusion autopsie bi. gis nañ nag ci ay vidéo ñu koy buux. man mii gis naa vidéo. waaw mais ñooñu amaana sax bu yoon defee liggéeyam ñu condamné leen ay dégâts collatéraux lay doon. est-ce que commencé nañu arrestation yi. tàmbaleeguñ ko. am nga ci yaakaar enquête bi dina leer. enquête bi day leer. lu tax nga ne day leer. ndaxte ñoom bu dee dañoo mën ba xalaat ne war nañoo mën a jaar fii Samba dee na ci jëmm. mais Samba deewul. Samba dee na ci jëmm mais Samba deewul te ñoom xam nañ kan mooy Samba. quand même il paraît que moom jeunesse bi dañu fuppi woon naroon nañ def dégâts bu garaaw sax. fi mu leen tolloon la fi mu leen tolloon la
waa te kum doonoon yow tamit di yow xam naa ni maay doomam mais xam naa ni kenn ci Pikine ëpp ma ci moom wàll parce que fi ma nekk ci moom di doomam doomu ndawu Pikine bu nekk bët boobu la lay xoolee ñoom it ñu delloo ko ba mu doy kum nekk yow di yow parce que Samba mënu la romb ay xale ndaw bi muy génn ñoom la mujjee jox pour nañ jënd bal xam pour nañ jënd lan biñ demee jëndi ñëwaat ñu ne leen dee na koo wax mu ne la romb na ma fii koo waxal mu ne la romb na ma fii yal na ko yàlla yërëm amiin incha allah yal na ko yàlla yërëm aussi may profité ci occasion bi pour lancer appel mu loo xamante ni hormis justice pour Samba ma ne woon ñaari point laay tëjee bu weesoo justice pour Samba ñuy ñaan autorité sénégalaise yépp ñu dimbaluñu ci extension wu cimetière yi ñu dimbaluñu ci extension wu cimetière yi man mi di doomam combat boobu laa mujjee gis mu porté ci lu ma teg sama bët justice pour Samba ndax dama am ay kilifa mooy sa papa Ibrahima Ibou Sarr waaw man tey ji bu ma ko déggutoon mu porté combat bi may toog rek mettitlu mais gannaaw ba demee na noonu justice day am man maa ngi ci seen ginnaaw loolu la aussi ñuy wax que lu ñu jaaxal man lu ma metti woon ci sama deewu papa rek woyof na ndax li ma gis ci cimetière yi ni ma gis ni ko Pikine taxawoo mu leer na ni bu doon njabootam ak njabootam kese ñun kese la dundal du am lii amaana ñetti nit a koy topp amee ñetti sàppe ci lay yem mais sant gërëm taxawu bi ko Pikine taxawu may tëjee ñaar yi justice day am responsabilité yi dañ koy situer mais bëgguma ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci porte ba di ko buux ñi ñu wane ci vidéo yi nga xamante ne peut-être ay dégâts collatéraux lay doon ñu yem ci ñooñu ña leen ko sant ña leen sant loolu ñooñu ñoo rey Samba mais du ji ko buux man tey jii bu ñu yemoon ci ñaar ñooñu noonu nga gis ñuy buuxanteeg moom ci porte bi man tuddeewu ma loolu justice mais ñi sant loolu te Samba dafa dem fu mu war a dem fekkoon na complexe ba amutoon droit teg fa tànkam sax ñu mën a wax mais ni fa ñoom ñëpp a nekkee Augustin Senghor nekk fa keneen ak keneen nekk fa Samba Sarr noonu la fa waree woon nekk amuñu woon droit wu téye ko il n'avait pas le droit li ñuy wax góor ku ko toroxal tër nga ko c'est ce qu'ils ont fait dañoo bëgg a toroxal góor te Samba danga koy rey mais tu ne le déshonores pas noonu la dundee noonu la deewee Fatoumata ñoo ngi lay jaajëfal bu baax di la ko jaale metti na yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xaare aljanna donc suñu mbokk internet yi yéen ñii di topp Sen TV saa su nekk dinañ ñuy topp enquête bi lépp lu mën a am rek incha allah dinañ leen ko wax di leen jox dig daje ba beneen yoon.